Good evening, viewers. You are watching Sunnyside TV Weekly News with me, Ibrahim Esnyai from Farafenni. During the weekend, the 2nd Infantry Battalion in Farafenni organized a walk for health with sister forces and the Farafenni General Hospital. Ibrahim Kurubari, the commanding officer of 2nd Infantry Battalion, highlighted on the purpose of the walk for health, which is aimed to promote physical activities, wellness, and team spirit among personnel and the community. We are all the same. Coming back, we are all Gambians, regardless of the services we belong to. One service cannot do it all. We must, and I emphasize, we must complement each other's effort. We must work as a family and support each other. This will also cement the relationship between us, the sister security forces, bring mutual understanding, and the esprit de corps also to cement our own relationship. From the Farafenni General Hospital, my very self with my officers, 2 Infantry Battalion, the Fire and Ambulance Service, the Drug Law Enforcement Agency, the Gambia Police Force, and any other services, and any other organization. Everybody is welcome, being the civilian, being the servicemen, everybody, even women. Mr. Keba Mane, the CEO of Farafenni General Hospital, emphasized the importance of the work for health, highlighting its benefits for physical and mental well-being. He emphasized that regular walks can help combat non-communicable diseases like hypertension and diabetes. If the nation wants to thrive, we need to stay healthy, because without health, you cannot do anything. These exercises help you to, relieve you from all those problems. You will be safe from having those, illnesses that are, affecting the general population today. The Gambia is really having a lot of problems with NCD now. It's rising. Diabetes and hypertension is rising in the country, and we definitely need to, control it by making sure we are active, burn fats, and then we stay healthy. That's the importance of this exercise. Balature from the Gambia Fire and Rescue Services joined the work for health to promote health and wellness, emphasizing the importance of physical activity for firefighters' fitness and readiness. Look at the function of our work. Without fitness, you cannot do fire service operation. You have to be physically fit, and this work for health is part of fitness. If you look at our horses, are very heavy. When it is full charge, when you are not fit, you are not able to carry it. That's why we are doing this exercise. We normally go for road running every Fridays, but we see that doesn't enough. We have to do some physical exercise within ourselves, within this. So you see that this work for health is very effective, it's very good. Physical fitness is good for everybody. Either you are a serviceman, you are not a serviceman, because it's your health. If you look at today, we work almost 1 hour, 15 minutes. Everybody is sweating. So that sweat also is it's an injection to us, which is very good. So let everybody get up and work for your health. Due to the cement scarcity in Farafenni, it is causing a lot of challenges for local businesses. The government decision to increase the levy on bag cement from Senegal has led to significant price hike. This has affected not only construction projects but also livelihoods, with many cement dealers and laborers struggling financially. Usman Kurubali, a cement dealer in Farafenni, expressed frustration, stating that the situation is ruining them financially and forcing some to consider alternative businesses. The scarcity has also led to increased prices, making it difficult for individuals to afford cement for their construction projects. Our problem you guys because of the full 1 month pour nga cement problem la. 2 months pour nga cement problem la. So da nga gis ne lolu yeb dang ko tok ya ngay fay magasin. So do day xam nga. So lolu dafa yaxal lu bari Gambia daal. Waaw because lolu taxna sa bo Farafenni sa dafa over déjà. Xala yuti téméri yuti yëpp fi lañ dé tok jaba borom sédati mbami ñom fi lañ dé am dafa taxawlu ñu bari dafa yaxalu ñu bari seen business ño xamné dañ yaxul ci stop up system bi té Gambia dafa am lo xamné di nga mëna défar ciment bi da do mëna import ci benen réew lo xamné tay so bëggé 5000 bag di nga ko mëna jënd tay nga am ko tay lolu nonu ba nga dem réew jamm di ba di ci stop ci réew jamm ba nga défar sa réew waye Gambia amuñ lolu nonu so légui yo do mëna stop lolu nonu tay yo ya ngi stop ñeneen ñi nga dem jëli Sénégal di ñëw yooyu borom xaalis ñi nga yuuti yaay toog ak seen xaalis bu ko liggéey mënut a liggéey
te ciment mu ngi jógee ko Sénégal still now di dugg fii nii xam nga loolu noonu dafay wane ne loolu noonu xam nga dafay nuroo leneen so government dafa war a bàyyi xelam si youth si nekk di liggéey government dafa war a bàyyi xel si loolu noonu waaw gars yi nit ñi buñ toppa seen benn intérêt rek yaxal junne nit si réew loolu baaxul moto koy dugg fii government war naa mën a taxaw gars yi fay lu ñu war a fay gars yi dugal seen moto so loolu government daf si war a jóg xam nga gars yi mën a bàyyi youth si ñu liggéey waaw youth si fu ñu war a liggéey yow soo ne da ngaa tëj boobu noonu loolu la fay si problème parce que fii toog nañ fi 2 years yoo xam ne booy ku nekk booy mu ngi toog booy stress da ngaa xëy booy full day booy ndóoyi booy ñoo xam ne ñu ngi am jabar yow yaa leen ëpp doole every day booy awal ma 200 every day awal ma 300 booy yaa ngi dem ko si ne toogal fii ñun suñ fii xam nga booy fi toog yëpp jàmbaar lañ dañ dee dëgg advice waaye bu dul loolu booy yëpp dem nañ dee si àll bi parce que koo toog booy mu ngi stress booy man damaa dem yu lu ko war a koo xam ne every day dafa am $500,000 yow nga ñëw stop loolu noonu léegi kooku fu moo amee this is the problem so Gambia government dañu war a sóoraale youth si sóoraale leen youth si waaw ñun ñoo nekk youth si nag waaw ñu ngi liggéey ñu ngi daan suñ doole demuñ baag yi nag waaye xam nga lu ñu war a am fii ñu ngi ko am fii government bi su ma ko advice lu ma ko advice moo ne xam nga import dafa baax si réew loolu soo ko bëggee stop loolu noonu dafa sa doomi réew yi ñooñu dañ laa mere parce que dañ laa mere te pare xam nga dañ laa sib tamit parce que xam nga government dafa ñëw pour nit ñi yëpp parce que yow government warut a toog saako ciment di dem 750 si biir Gambia government mu ngi toog di gis loolu saako ciment $500 si biir Gambia saako ciment mun naa dem ba 3 something léegi la moo tax saako ciment di dem ba 5 something 7 something biir Gambia ni ñu ko defee la loolu moo ko rajut. Serigne Modou Chow, a laborer, expressed some of the challenges they face during the scarcity of cement. métti rek waaw li ma la ko daal wax dëgg yàlla ciment moom maa nga si xaalis si poche def ci magasin doo mën am ciment dox la ay risques yoo xam ne ci magasin doo mën am ciment daal dama mari méttoñ ko trop ñun wax dëgg yàlla wala ciment moom wax dëgg yàlla bu mën a bàyyi ciment buy dugg si baax moom moo gën ñun ñu liggéeykat ndax doonee passe moom ba liggéeykat bëri seen ciment moom si léegi taxoon na trop si ñàkk ciment ñu mën a bàyyi ciment bi ñu daal moom parce que ñu mën a am appartement bu doy fii du am problème. The lack of adequate parking facilities is a significant concern, as it leads to drivers' fatigue, increased risks of accidents, and security risks. The truck drivers have complained about the shortage of parking spaces, forcing them to drive through the night or park on designated areas, risking fines and safety. Amadou Ndiaye, the Makati Save the Garage in Farafenni, highlighted challenges faced by drivers in Farafenni, including multiple checkpoints on the highway and lack of parking spaces in Farafenni. am nañ ci jafe-jafe yu bëri wàllu police wàllu parking place loolu yëpp am nañ ci problème li suñ problème lu gën a nekk suñ problème mooy parking place amuñ ko te ba pare secondly dañu fay suñ ju car park every end of year bu nekk dañ koy fay waaye ba tey mënuñ ñoo jox parking place checking point su ko tali bi lu ñu gën a di stop ci la bokk parce que checking point yoo xam ne amul benn lenn lu ñu mun a wax ne lii checking point mooy dafa aar réew mi wala dafa aar driver si am waaye disturbing bu ñu di si ko tali bi mënuñ la koo wax dafa bari torop every day képp koo xam ne ni sa loxo laal na si lii rek wax nañu ak yow si loolu wala checking point wala garage yi yëpp kenn ku nekk wax nañ si ak yow di chairman bu nekk fii area council du kenn koo xam ne ni am nga loxo si wàllu transport secteur bi si wàllu kappaag yi wala anything luñ waxut ak yow wax nañ si ak yow dëkk bu em ni Farafenni munoo point benn garage ne bii mooy garage bu nga xam ne ni mooy di main garage in Farafenni garage Kerewan du garage ak ban garage la nit mun a lim si dëkk bi ne fii am nañ garage oto yëpp si kaw tali bi la ñuy jóoree yooyu si kaw tali bi sareet yi ak nit ñi ñëpp bokk di same place accident du mun a ñàkk parce que oto yi suñ amoon fuñ paak da ngay gis ni at least congestion bu nekk si biir dëkk bi dina wàññeeku waaye jëluñ si any action jëluñ si dara dañ seetaan noonu rek te accident bu am bu nekk ñun la ñuy involve ne c'est careless drive ñun moom yàgg nañoo dégg loolu soo accident bi soo ko koosee soo ko koosut careless drive rek lañ lay caaj ne yow yaa ko koos te ñu wax leen ne leen nañ dimbale si affaire yi car park si wàllu garage si biir dëkk bi garage amul si dëkk bi te dëkk baa ngi gën a développe nit ñaa ngi gën a bari te provide tuñ any car park pour si dëkk bi suñ demee ba mu gën a yàgg dañu gën a jox problème dañuy ñaan nag képp koo xam ne am nga si loxo ñu ngi lay wax ne la nga dimbale ñu si lii xam nañ fu ñuy jaar pour am ko waaye suñ ko defee mun naa cause problème parce que tey suñ koyoon téye oto yëpp ne benn oto du génn tey am na ñoo xam ne ñu ngi war a dox seen soxla am ñu war a dem faju ji am ñoo xam ne ni dañ am appointment ñoom ñëpp dañuy cancel loolu yëpp nekkul loo xam ne dafa baax si dëkk bi
waaye nag ñu nga xam ne ñoom lañ ko seqal sooy wax ak ñoom duñ la dégg su yàggee da ngaa réacte pour xeex ak ñoom te xeex boobu noonu nekkul ne ñun suñ intérêt la te nekkul luñ bugga waaye nag nit ki soo ko poussé ba mu àgg si miir dafa am pour renforce pour attaque la pour xeex a yow te foofu lañ jëm nag ak Ira Council parce que mënuñoo def every industry here fu mu nekk nii kayiti oto yi génne nañ tarif bi génne na dañ ko ajos boobu ñu ajos ko loolu yëpp suñ kaw laay këpp te ñun lu ñu war ak luñ bugg ak lu nga xam ne moom la ñu war a defal defaluñ ñu te ñun lu ñu war ñu ngi koy def loolu fiyaawut correct nekkul lu correct loo xam ne nii war nañ ko war nañ see mun a dem lu yàgga how many years garage bi gune yi Farafenni ku la mën a wane dëkk bi am na garage amul demal poste kër ay ñi nga xam ne ñoom lañ boodaat soo demee seen garab da nga xam ne lii garage la laan yëpp jaay nañ ko ba mënuñu am garage te garage dafa nekk loo xam ne nii priorité la dañ ko war a am parce que loolu dafa bokk suñ dunda tey suñ andi woon oto gan yi ñu ñëw si dëkk bi fan lay oto yi di dugga duñu am fu ñoo dugga projet yaa ngi ne la garage bu leen defal fu mu ne nii empty la dara nekku fa waaye oto yi ndaw amuñ dara amuñ ko paas yi yomba nañ ba ëpp gasoil bi seer na kayit yi ñëw nañ yokk ko waaye amuñ any access léegi nag su yàggee dañoo delloo buum si booy boobu rek ñun xam ne ni ñu xeexee pour am suñu right waaye xeex boobu moo nekk suñu intérêt assez Gambian nañ bàyyi xel loolu lii mooy suma kàddu bu mujj. The Farafenni Karate Club held its annual karate competition. During the event, Musa Sise and Babu Seka highlighted that the annual karate competition promotes discipline, focus, and self-defense among kids. Learning karate helps children to develop physical, mental, and socially, teaching them valuable skills like self-defense, respect, and perseverance. ku ci am sa doom bu nga xamante ne jaaxal na la wala boo xamante ne comme discipline am dafa des trop trial nga jël ko dugal ko pour mu jànga karaté di nga gis ci moom changes dama ko dee wax all the time ku jël sa doom mu jaaxal la nga dugal ko ci karaté mu am fa 2 months change génne ko so loolu la am lu nga xamante ne man ko advice parents yi ci wax nañ bàyyi xale yi pour ñu ñëw train si ndax lu ñoo def self defense la da nga def sport ba pare yaa ngi defense sa bopp. karaté benn dafa baax sport moo njëkk a baax rawatina man dama ne karaté moo gën sport yëpp ci man ndax dina la jox benn wér-gu-yaram boo xamante ni beneen dina la jox beneen sécurité boo xamante ni foo dem da ngay ànd ak moom kon loolu rek ñu ngi ciy sant yàlla bu baax mu nekk loo xam ne ñoo ko bëggal suñu bopp te di ko def sport bu ñu nekk di def mooy ci may beneen dina la jox beneen cër boo xamante ni benn affaire rek daf lay protect mooy lan kii karaté kala bu nekk kii karaté kala toujours karaté dafa nekk loo xamante ni rek sécurité boppam la dina la musal ci lu bari. That's all we have for you for the weekly news from Farafenni. Join us next week for more news. Thank you for watching.